Sud FM. Il est 17h. Mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi ak uute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróomi waxtu jot na ca Medina Cheikh bisimila ci xibaar yi. li ci gën a fës daal na ci rek bokk dindi malaanu kiirlaayu kii di nag Ousmane Sonko ca pencum ndaw réew mi ñaareelu acte bi daal nañ koy rek matal ba noppi daal di nag dëggal commission ad hoc bi war a rek addu ci mbir moomule waaye nag. Député yi fare ci kudde gi dañoo daal di boycotté li ni mel dinañ ci daal di nag jukki ci ndorteelu xibaar yi dinañ ci daal di nag desandi ak li aju nag ci ñeneen ci ñi nga xam ne nag ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko jamono ji ñu daal leen teg loxo yi ñeneen ñi ñu leen di seet ponk lay doon ci wax sa xalaat ñaareelu acte boobu ñu daal di nag def ci muri kiiraayu kaaraange kii di Ousmane Sonko dinañu wax itam ci doos yu jëkk yi jib si ci mim réew vaccin yooyu lay ngir xeex wàllu nag mbas mi ci aéroport international Blaise Diagne lu war a toll ci 200 ci ay junniy doses yu war a nag wàcc entreprise réewum Chine bu ci Sinopharm ñoo ko daal di nag defar nguur gi génnee 2 milliards ak genn wàll ngir daal di koy nag jënd président Macky Sall moo koy dalal jamono jile dinañ ci daal di nag addu xeex wàllu Covid 19 bi ci la ñuy wax itam ndax gis nañu ne ba tey mbir maa ngi daal di nag alawtiku rawatina nag ñi nga xam ne ñoo war a jël seen i matuwaay ci wàllu nag commune yi dinañ ci daal di teewlu coordonnateur bu centre conseil bi jëm ci wàllu nag ndaw yi dinañu wax itam jëm ci poussière bu rëy bi ñu daal di nag nemmeeku ci jaww ji jamono jile Ndakaaru ak dëkk yi ko daal di nag wër jeexital yi nga xam ne itam mën na ko am ci wàllu santé ak yi ni mel ñu daal di ci nag addu dinañ wax jëme ci wàllu nag ndorteelu carême bi ñeent fukki fan chrétien yi fas yéene nag tàmbale seeni nag koor 8e de finale aller yi ba tey ci wàllu Ligue des champions dinañ ci daal di jukki laata ñu ubbi antenne bi Alassane Wade moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi neskis lay doon. Sud FM. Adama Ndione ci kàddu gi mbokk yi dañ koy daal di nag doore ak procédure yi ñu daal di nag àbb di yoon yi ngir daal di dindi malaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko ca pencum ndaw réew mi as daanaka ñaareelu ponk bi mu war a rek def na ko te mooy ñi daal di seq commission ad hoc bi mu daal di koy nag valider moom nag amal na plénière am nga xam ne nag ñii di député yu fare ci kujje gi ak non aligné yi dañ ko daal di nag dumóoyu dugguñu ca la ko waral nag mooy réquisitoire nañu bi procureur daal di nag def ñu ne plainte bi daal alaxam di x lañ ci daal di nag topp x la ñu daal di nag xamul ba tax ñu jàpp ne yooyu la xeetu nag tuuma daal nañ koy rek dindi Abdoulaye Diop. pencum ndaw réew mi daal nay walide commission ad hoc bi war a yëkkati am déet mbaraanu kiiraay bu Ousmane Sonko waaye li ni mel kujje gi da ko boycotté Cheikh Bara Dolly moo jiite groupe parlementaire liberté et démocratie. bureau bi dafa violé li nga xamante ne mooy liggéey bi mbaroon a def ndax bi ci jiitu mooy article 17 dafa wax ne pour ñu taxawal commission ad hoc dafa war a doon sujet boo xamante ne dafay déterminé te contre x ñëpp xam nañ ne loolu du lu déterminé loolu tax na nun dañoo génn bàyyi leen dañoo buude dem suñu yoon. yile tuuma nag député bi di Abdoulaye Wilane daf ko daal di dàkk moom mi bokk ci majorité bi ne du x la ñu wax waaye Ousmane Sonko la ñu daal di tudd. violé wuñ loi bi je répète que lever immunité parlementaire nit du tuumaal ko jox nga ko chance pour mu dem setal boppam président Moustapha Niass ak honorable président Guèye Mandiaye Ba leeral nañu lettre boo xam ne procureur moo sàkku ne bi muy enquête daa soxla député bu ñuy wax Ousmane Sonko. ñi nga xamante ni ñoo fare ci opposition bi ñoom sax dinañu lànk ni Ousmane Sonko du wuy ji commission ad hoc boobee suñu sukkandikoo ci Aïda Mbodj di avocatam. Ousmane Sonko ni moi du Ousmane Sonko du man teewewuñu woon bi lépp ndaje ay naataangoom duñu ànd dinañu lànk ni Ousmane Sonko du ñëw wuy ji ndax ci jamono yoo xamante ni xamaguñu kan mooy x ñun dinañu jël suñu ay responsabilité ne Ousmane Sonko du ñëw bokk ci mbir mi. commission ad hoc bi am na lu toll ci juróom ñetti fan ngir rek mën a def rapportam laata ñu yëkkati am déet mbalaanu kiiraay bu njiital Pastef ñu koy tuumaal viol ak menace de mort.
jaajëfal ko Abdoulaye Diop ci loolu sa assemblée nationale daanaka kaaraange gu mat sëkk police daal di koy wër ndomb moom lañ fa daal di nag nemmeeku bésug tey jile ci mbirum Ousmane Sonko boobu coordonnateur bu parti Pastef bu Dakar moom ak soxna yi ki nga xam ne nag mooy administrateur bu parti bi jamono ji sax ñu ngi xaar ñu daal di nag defeere gannaaw bañ leen nag tege loxo police nee na ci soxla leen ci wàllu nag l'enquête moo daal di waral li ni mel bëgg fii nag amee ba léegi la ñu nemmeeku mooy lu war a toll ci fanweer ci ay nit diggante Dakar ak Bignona daanaka teg nañ leen ca loxo ci ponk wax sa xalaat bi di ngeen ci mën a addu ci kanam tuuti lay doon Sud FM seen rajo juróomi waxtu tegal juróom benn si bi Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ñu daal di nag ay wax jëme nag ci dose yu jëkk yi nga xam ne nag ci wàllu vaccin Covid 19 bi tey jii lay yegg Sénégal ca aéroport international Blaise Diagne war a toll ci ñaari téeméer ci ay junniy dose vaccin ngir xeex wàllu Covid bi pharmacie réewum Chine boobu di Sinopharm daal di koy defar gouvernement bi nag génne na ñaari milliards ak genn wàll ngir daal di koy nag jënd ñu am dose yooyu ñu jàpp ne dina mën a tax autorité sanitaire yi mën a door campagne yi nga xam ne dañuy def vaccination ñi nga xam ne nag ñooy mag ñi sori lool ci wàllu nag at wala ñi nga xam ne dañoo am yeneen i xeetu nag feebar Covid bi mën leen gaaw a nag faat ci ñooñu la ñuy njëkkee ba ci personnel bi nga xam ne ñoo yore wàllu nag paj mi ñu fàtte na nag Sénégal daal nay adhéré ci initiative bu ñuy wax COVAX nga xam ne dafa bëgg rek yombal wàllu vaccin yi bu ko defee ñu daal di nag ñàkk ku ne ci loolee nag diggante démb ak tey sax feebaru mbas mi daal nay faat juróom-ñeent ci ay nit waaye ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom amee nañu feebar bi cas communautaire yi moom mat na ñaari téeméer ba tax ñu jàpp ne feebar bi nag jógu fii ndax lim googu yëpp diggante démb ak tey la situation bés bi docteur Mamadou Ndiaye di ciy dellu si ñu déglu ko moom directeur prévention ci micro Sud FM. ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne ñooy cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci ñaari téeméer ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fu ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll te ñooñu seen lim ni la tëddee fukk ak juróom benn ci commune de Thiès fukk ak ñaar ci Dakar Plateau juróom-ñeent ci Kédougou juróom-ñaar ci Kaolack ak Tivaouane juróom benn ci Diamniadio Richard Toll Ouakam ak Parcelles Assainies juróom ci Kër Massar ak Yeumbeul ñeent ci Guédiawaye Mbour Médina ak Pikine ñett ci Amitié 2 HLM Grand Yoff Kébémer Liberté 2 Liberté 6 Linguère Mariste Mbacké Ouest Foire Petit Mbao Point E Sacré-Cœur Touba ak Vélingara ñaar ci Almadies Amitié 3 Birkilane Cité Keur Gorgui Derklé Dieuppeul Diofior Foundiougne Grand Mbao Liberté 5 Pout Rufisque Sébikotane Wakhinane ak Ziguinchor benn ci Benn Barak Cité Soprim Fann Résidence Fass Mbao Gibraltar Gueule Tapée HLM Grand Médine Kolda Kounoune Liberté 3 Louga Mamel Matam Mboro Ngor Niakhar Nioro Patte d'Oie Saint-Louis Salémata Sicap Baobab Sokone Thiadiaye Thiaroye ak Yoff ñaari téeméer ak fanweeri malade si ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpital ak ñi ñu topp ci biir kër yi wéer nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom-benn fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation juróom-ñeenti malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak benn ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-benn ak juróom-ñeent fukk ak juróom wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn si lalu hôpital yi ak si malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi. ñu daal di nag wéy ak yenn mbokk yi ak xeex wàllu Covid 19 bi ca Kolda centre bi nga xam ne moo ëmb ndaw yi nga xam ne teg nañu ay dispositif communautaire yi nga xam ne ñii di waajur yi éducateurs yi ak club jeune xale yi ak ndaw yi ñoo ko daal di nag seq ñuy def visite yoo xam ne ci kër yi lañ koy daal di defee ngir ñaax leen ci feebaru mbas mi gannaaw ba nga xamee ne nag tàggat responsable yi district sanitaire yi Kolda amal nañ ko ba nokki muy nag ab approche bi ñu daal di nag rafetlu boole ko jël matuwaay yi. Kii di Babacar Sy nekk coordonnateur centre conseil xale yi ca Kolda ñu déglu ko ak Mame Diarra Da Silva.
suñu seetloo ci Sénégal dañuy lim Kolda ci région yi nga xam ne moo gën a néew am contamination ci la bokk lan moo ko indi parce que nit ñi teel nañu jóg su ma juumul Kolda ci région yi njëkk décrété ñu takk masque fii la bokk parce que ñun ci premier jour yi li ñu njëkk a wax mooy masque waxtu bi nit ñi di wax naan raxasu leen Kolda moom li ñu njëkk intégré mooy masque nag ñu taaloon suñuy oto nun dugg ci àll bi dem jox villageois yi masque ni leen am leen seen masque su ngeen bëggee dem Kolda takk leen ki ngeen ñëw su ngeen bëggee dem Dioulacolon takk leen ki ngeen ñëw su ngeen bëggee dem Dabo takk leen ki ngeen dem fa deuxième phase bi aussi reprendre nañ la même chose parce que naam am na ñuy jënd intégré ñu ko woon au début jëndu masque bi am na ñoo xam ni jënd masque bi dafa leen xawoon a diis parce que dañ ni jaru ko wala des fois naan la est-ce que forcé la maintenant léegi nit ñi xam nañu ba léegi bu ñu leen di may naan la ah dolli ma masque am naa sama masque bi fóotuguma ko port masque bi am na njariñ deuxième chose bi jusqu'à présent nit ñi ci oto yi ci marché yi ci partout nit ñaa ngi sol masque troisième chose bi aussi descente yi nga xam ne def nañ ko ak préfet bi ak police bi waxtaan ak nit ñi pour que ñu gën a xam donc ce qui fait que tey boo xoolee Kolda da ngay toog ñaari fan ñun la ñaari cas la am benn cas la wala amul sax cas. jafe-jafe yi ñu am mooy ñàkk fi mu toll ni deuxième phase bi ñàkk ay kit waaye noonu dañu jàpp ne jafe-jafe dañ ko war a transformer en opportunité mooy nekk li ñu met jafe nii lan nañu xalaat ba mën ko contourner ba mën defaat leneen loo xam dana mën a suñu mënul jàppale léegi jafe-jafe du arrêté suñu liggéey donc ñu ne fa comme formé woon nañu xale ci defar saabu nañu wax club bu nekk mu defar saabu ci li mu am ci keesam mu génnee ci as tuut defar ci ay saabu bu ko defee ñu mën ko xar mën bu ñuy joxe nit ñi ñuy jox leen masque yi aussi ñu xool nan nañu mën def ba ku nekk mën a am masque na serait bu dee 25 bu ñuy def visite à domicile nañu fexe daal ba am tuuti masque yu ñu mën a distribuer pour ñi amul ñi masque. daal di desandi ci beneen nag jafe-jafe mooy wàllu nag jaww ji ak melokaan ba mu daal di nag amee Ndakaaru ak ni ko wër ak lëndëmaay gi waaye itam particule poussière yi nga xam ne nemmeeku nañ ko mu mën na nag yàq ngelaw li nga xam ne moom la nit ñi di nooyi mën na it indi ay dégâts ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama yi ay nit ñu bari ñi nga xam ne daje nañu ak ñoom itam wax nañu seen i tiitaange bay àttu nag ci matuwaay yi ñu ci war a jël gëstu geeg Babacar Samb. pënd bu jéggi dayoo lañu daal di nemmeeku niki tey ci mbeddu Ndakaaru yi li ni mel dem ba indi njàqare ci ñenn ci askan wi. waaw poussière bi daal waaw tey moom dafa xaw a kéemaan. waaw kéemaan na lool. lii ñu nemmeeku tey mën a indi gàllankoor si wàllum wér-gi-yaram rawatina jafe-jafe nooyi. maa ngi ciy yërëm sax borom asma yi ñi nga xam ne dañoo asthmatique. temps bi moom c'est pas favorable aux enfants même aux adultes surtout pour les asthmatiques ak ñi am problème mu bronchite. comme Covid bi rek day affecté respiration te moo gën a grave sax ci poussière bi déjà Covid bu la jàppee poussière bi dellu ci yow xam déjà Covid bi day jàpp poumon léegi poussière bi bu ci doolee ko lan moo lay dal. mën na jur lu ne daal ñu daal di xam lool gàllankoor yi bile pënd mën a indi daal di tax ba ñuy sàkku ci askan bi ñu daal di jël seeni matukaay. wax ma tur bi maa ngi tudd Maguette Ndiaye. waaw ba man mi sama doom sax actuellement ni may wax ak yow ni fi mu juddoo ba léegi dafa am problème dënn waaw yóbbu naa ko faan faj nañu def lañu lu ne kon nag képp ku mel ni man yor doom ju mel noonu da nga war a moytu bu baax a baax parce que li mën na indi lu ne. madame Cissé ñu fekk ko muy bale buntu këram. ku amul soxla ci mbedd mi daal toog sa biir kër moo gën bàyyi ba pënd bi wàcce même pour def ménage sa mun nga bàyyi ba mu wàcce carrément ngay soog a nettoyer parce que boo nettoyer day dellu si waat waaw baaxul si asthmatique yi baaxul ci ñu am bronchite. fay rek. waa ji moom li mu xamle moo di faw ñu gën a farlu ci takkub masque yi. ni état bi waxoon rek takk masque obligatoire. naam bi la pënd indi na ay jafe-jafe ci wàllum noyyi waaye gis-gis bi itam wàññeeku na si lool. dem ba laal dem beex dikk bi. dem ba laal wàllu nag dem bekk dikk bi poussière boobu di bàyyeekoo nag Mauritanie ak réewum Algérie ba ci Mali daanaka dafay daal di laal fu bëri nag ci mim réew ci suba ba léegi gannaaw prévision yi ANACIM daal di nag def poussière boobu nee na dina daal di renforcer wàllu nag ngelaw li di vent yi nga xam ne dafay daal di wëraalu ci nag suuf si rawatina bay désert bi dina dem itam ba ci àjjuma ji faaw nit ñi daal di ci jël sanu matuwaay bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf nekk ingénieur prévisionniste météo ci ANACIM ñu déglu ko ak Sosette Kali. di wax ne poussière bi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko tey si suba si dëkk bi poussière boobu li ko waral mooy dafa am ay ngelaw yu fort yi nga xam ne nii dañ ko nemmeeku fële ca Mauritanie ak si Mali maanaam si désert bi loolu noonu nag moom moo waral ba poussière bi day jóg bu jógee léegi nag day am ay ngelaw yoo xam ne nii dafa nekk à 600 mètres ay ngelaw yu fort tamit ñooñu nag ñoom ñooy
daal di transporter poussière bi andi ko ba si dëkk bi donc mën nañu wax ne ngelaw loolu noonu origine am si désert bi la maanaam mu nord Mauritanie nord Mali ak sud Algérie poussière boobu nag bu ñuy dem si wàllu prévision dañuy wax ne poussière gi dina des tey suba aussi dinañ ko sentir léegi gannaaw suba si lay tàmbalee di dem déjà suba si ngoon dina commencé di wàññeeku ndànk-ndànk léegi vendredi incha allah dinañ nemmeeku coppite bu baax a baax. ñu daal di nag desandi nag ak particules yu bàyyi ko ci wàllu nag poussière boobu nekk nag ci ngelaw yi buñ koy noyyi mën na am feebar yu mu daal di nag indi wala la mu yokk li ci mel ni ñi amee jàngoro asma wala ñuy am feebar boo xam ne ci wàllu noyyi lay daal di nag dellu wala allergie xale yi nga xam ne nag daanaka am nañu ay tout tànk lañu ak nit ñi nga xam ne am nañ yeneen feebar ci wàllu xol ak yeneen mën nañu fexe daal di bëtu ngelaw googule ndax vague bi jóge ci poussière googule mën na indi yeneen yoo xam ne xeetu infection la professeur Idrissa Demba Ba di artu ci matuwaay yi ñu rek mën rek jël ak ku ci ne matuwaay yi nga xam ne boo ko defee xëy na amee feebar bi mën nga ci mucc moom nag ak pneumopédiatre la nekk ca hôpital Albert Royer ñu teewlu ay njàngaleem ak Marie Rosalie Ndiaye. képp nga xamante ni da nga am asthme wala nga am feebar bu jege asthme wala maladie chronique na nga moytu sol sa masque surtout voilà sol sa masque dina tax bu doo am corona mais dina tax aussi poussière bi fekk yu nekk ci poussière bi yegg ba ci biir dënn ba muy déclencher ay crise d'asthme sax seetlu nañu temps yi sax depuis 2 jours yi cas de crise d'asthme yi dafa xaw a yokk ci xale yi loolu poussière bi moo ko waral ak aussi vraiment nañu jël seen disposition bañ a taxawaalu ci biti yooyu yëpp day tax ni vraiment poussière bi mën na leen indil ay crise d'asthme mën na indil ay bronchite sax mu dem sax ba indi ay infection pour mën a genre pneumonie te yooyu xam ngeen ni dafa baaxul ci xel. ñëpp nga xamante ni dañoo am ay feebaru respiratoire chronique demee ni ay asthme ay allergie respiratoire wala sax ñu am ay maladie cardiaque donc mooy cardiopathie yi ñu am ay maladie chronique mu nekk ay problème cardiaque mu nekk ay problème rénal donc période bi nañu def attention. poussière bi mën na yegg seen dënn ba indil leen ay crise d'asthme wala indil leen ay bronchite te loolu sax mën na tax ni seen maladie chronique yi dafay yëngatu aussi ñu moytu di football ci biti ñu moytu di daw ci biti même ci l'école yi sax ñu wax leen bu ñu amee récréation nañuy toog ci biir kër yi te loolu dina tax ni poussière bi du leen sonal trop. daal di nag desandi ak wàllu carême bi war door tey jile door na sax ñeent fukki fan ñu fas yéene ko nag jaamu yàlla comité chrétien gi door nañu carême googule récupérer itam dalal li nga xam ne nag mooy cendre yi di xeetu doomu taal nag yi leen di mandargalal ci seeni nag bopp yi ca paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff foofu nag fidèles yi nga xam ne noppi nañu ngir daal di amal mbir mi nee ñu daal kontante lañ ca daal di nag am ci carême bi nga xam ne mu ngi daal di nag door mu waroo nag ak li ñu nemmeeku bi weesu gëstu gi ak Josette Kali. woor di ñaan te it boole ci di joxe te ñeneen ñi duñu yéeg loolee mooy li abbé Jacob André Ndiaye di sakku moom mi di vicaire ca paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff mooy woo fidèles yi ñu gën a delloo ci seen xel ci yàlla ci ñeent fukki fan yi ak it bu weesoo bi la jamono carême. tey la léegi la pour ñun ñëpp ñu farlu ci dund bu ees ñu dellusi ci borom bi Yeesu Krista ñu may pour ñu gën a xam yoon wi nga xamante ne moom lañu mën a jaar mu doon koor gi mu doon may miskin yi mu doon itam ñaan te lépp li ñuy mënti def mu doon ci sutura ngir yàlla. ginnaaw célébration bi mama Christine moom mbégte la fësal ndax dina mën a dund carême bu wuute ak bi fi weesu. vraiment kontaan naa torop mun na nekk ñu tëj ko ca lu ñëw comme l'année passée mais mu ngi ni grâce ak église bi ubbi na ñëpp ñëw nañu prière. cendre yi fës ci seen ay bopp ñu yor seen ay chapelet ci seeni loxo yi les fidèles ñoom ñooy xamle ni dinañ wàcc woo ak bépp tegtal ngir mën a am carême gu baax. lu église bi santaane naa ko def si 40 jours bi te yaakaar naa soo jubloo si yoonu yàlla yiw moo lay gunge. sama waa kër yëpp ñu topp carême bi ak ni ko yàlla bëggee ni ko Yeesu santaane. bu bàyyeekoo ci église bi mama Christine mooy xamle ni dina wëyal ñaanam ca këram ngir mën a wàcc woo ak bésub ñaan bi nga
nga xamante ni évêque yu Sénégal samp nañ ko te muy xamle ni door na ko daanaka ca fajar. tàmbale naa ko ci 5 heures du matin damay continuer toujours ma eggee kër gi rek damay continuer ak njaboot bi tey gi moom prière ñu ñaan yàlla rek feebar bi jógee fii à jamais. nii ñu jotee cendre yi ca paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff fidèles yi tàmbale nañu naka noonu seen yeneeni naataango ci àdduna bi carême muy ñeent fukki fan yoo xamante ni dañ si boole muñ moytu ñaan ak gën a delloo seen xel ci yàlla. ñu daal di ñëw nag visite chantier bi nga xam ne nag chantier yu STEP yu nekk ca Cambérène li war a toll ci juróom-ñetti fukk yoo jël ci téeméer ci wàllu liggéey ne ñu daal mu ngay daal di nag avancé na mu ware ci ñaar ak genn wàll ci kilomètre kanu yi nga xam ne moom la ñu bëgg def ci juróom kilomètres yi ñu daal di jàpp ne faaw mu daal di koy nag matale jëm nag ci émissaire bi jëm ci wàllu nag géej gi nee ñu itam branchement clandestine yi nga xam ne ñu ngi koy daal di nag def ci réseau ONAS yi itam daal nañ koy rek saytu visite boobu nag njiital ONAS ak personnel am daal di cay nag àndoon ak suñu naataango El Hadji Moussa Thiam. liggéey ngir yeesalaat yokku li nga xam ne moo di capacité station d'épuration bu Cambérène daanaka daal liggéey bi téeméer yoo jël rek juróom-ñett fukki yemb na liggéey yooyu nag mooy dañuy yokk li nga xam ne moo di capacité de traitement bi jëlee ko ci 20 000 mètres cubes par jour yóbbu ko si 90 000 mètres cubes par jour loolee ki ko xam ne di directeur général bu ONAS bii di docteur Ababacar Mbaye bu fa amaloon tukkib nemmeeku. bi ñu jógee station de Cambérène station bu mag la pour Dakar dañ ko war a étendre donc ñu jógee ci 20 000 mètres cubes à 90 000 mètres cubes donc pour wax ne rek mën na jël lu bëri loo xam ni pour gestion des eaux usées au niveau de Dakar quoique travaux yi avancé na 80% donc de génie civil. ci Parcelles Assainies unité 15 nag foofee daanaka ab xur la gox yëpp nag foofu lay wàcc si seen station de pompage bi nga xam ni daanaka sax day mujj indil askan bi la loolaange Moussa Sy di maire gox ba nag di sàkku daal ñu jàppale leen ndax nu ñu mën a yóbbee ndox ci. La dernière pluie ici du 5 septembre ce mur là pendant 3 heures de temps on l'apercevait plus. voyez-vous donc s'il n'y avait pas ici l'école toutes ces maisons étaient perdues. donc il y a urgence aujourd'hui à trouver une solution. Comment on va faire pour drainer les eaux vers la mer? On a déjà fait des tranchées mais je pense la solution c'est de trouver une solution c'est une bâche c'est une pompe qui va prendre le point bas et pomper les eaux vers la mer. ci émissaire bu jëm ci géej bi nag foofee ci croisement case ba foofee nag daanaka teg nañu ñaari kilomètres ak genn wàll ci canalisation ci juróomi kilomètres yu mu war a amee foofee nag luy gàllankoor bi rek moo di liggéey BRT bi nga xam ni moo ngi fay amee ci cité Dioncob ak ci Medina Gounass foofee nag lii di branchement clandestin jëmale ko ci station pompage yi nag ñoo gën a yàq liggéey bi foofee sax waa ONAS jàpp nañ ni danañ si indi ay joyanti. mais problème surtout mooy ci réseau station d'eau pluviale am nañu vraiment une perturbation par gestion eaux usées parce que amu réseau eaux usées. fii ci station pompage bu Pikine foofii nag daanaka li nga xam ni moo jëm ci wàllu ñaari école daanaka daal ñoo tabax ci tuyau bi nga xam ne nag moo fay indi ndox mi ba léeg-léeg sax mu indi gàllankoor jëmale ko nag ci biir école yi El Hadji Moussa Thiam moo doon joti xibaar fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. ñu desandi ak moom ndax directeur général bu ONAS boobu nee na daal bëgg nañu daal di xaatim diggam ak collectivité territoriale yi bu ko defee yorinu ouvrage yi gën rek mucc ayib docteur Babacar Mbaye mooy DG bu ONAS ñu déglu ko ba tey ak El Hadji Moussa Thiam. dañoo war a ànd liggéey parce que suñu waxee ni collectivité territoriale dañoo nekk démembrement de l'État donc je crois que war nañ def ay démarches dem ci ñoom ñu xool naka la ñuy waxtaanee ñu dem ba tëral ay protocole d'accord yoo xam ne dana tax ñu wax ne commune bi lii kat mën nañ contribuer ci li nga xam ni mën nañu vraiment dimbali ci gestion ouvrage parce que investissement am na solo lool avec li nga xam ni def nañ ko ci ay financement mais li gën a am solo mooy naka lañ koy mën a gérer mu respecter durabilité yi les coûts d'exploitation nekk na loo xam ni problème la si ONAS donc il faut que vraiment accompagnement boobu waxuma état en tant que état mais aussi collectivité rurale war nañu jàppale ci loolu donc dañuy commencer peut-être ci l'association des maires pour ñu xool naka la ñu faciliter cette rencontre là ñu vraiment mettre en place des protocoles d'accord et qu'il y ait des engagements des différentes parties kooku su amee rek je crois que peut-être des solutions mën na nekk pour vraiment le bien de tous pour que quand même population yi bénéficier wu ci ouvrage yi que ça soit des ouvrages fonctionnels parce que ouvrage yi ñu installé par fonctionné wul parce que problème tout simplement donc de comportement donc il faut que quand même ñu xool naka la ñuy résoudre problème boobu ensemble la ñu ko mën def sinon rek du ñu mën a vraiment aboutir à des solutions probables.
gannaaw Ligue des champions ñuy daal di nag door 8e de finale aller yi ñu fas yéene ko wëyal ni ki tey jile diggante FC Porto bu Pepe mi daal di dalal Juventus de Turin bu Cristiano Ronaldo muy retrouvaille bi nga xam ne nag ñaari xarit yi di Cristiano ak Pepe dañ ko daal di def ñoom ñi nekk ci l'équipe yu wuute di Portugal ba ñu bokk waaye itam fekk defandoo lu war a toll ci juróom-ñetti at ca Real de Madrid FC Porto contre nag Juventus muy match bi nga xam ne nag daanaka engagement dëgg moo leen di xaajale bu ñu sukkandikoo ci njàngatu entraîneur bu équipe nationale mini foot di Cheikh Sidi Ba ñu déglu ko ak Odile Minkilaan. huitième de finale Ligue des champions je pense que huitième de finale loo xam ne soo qualifié continuer soo perte toog donc match yu métti lay doon et que tey jii nii Porto la contre Juventus et que Juventus xam nañu Juventus équipe bu mag bu mu doon joueur yu nekk si biir équipe bi et que Juventus dafa am ambition benn gagné ji Ligue des champions. Porto mooy jouer dëkkam Portugal et di recevoir Juventus nekk retour mu marqué retour Cristiano Ronaldo sur Portugal dem di jouer ji contre Porto di jouer ji contre ancien coéquipier ak xaritam Pepe mu nar a nekk match bu metti match boo xam ne dina bëri duel match boo xam ne que ku nekk dina si bëgg wane sa bopp attention Porto ñoom dañuy yàgg nañu def ay jaloore Ligue des champions di def ay exploit et que tey jii nii ñaar équipe ku nekk dina bëgg jëm bat mais dinañu lu ma si xalaat daal mooy match bu métti la naka doon match boo xam ne que dina jafe trop ñaar équipe yëpp mais attention Juventus moo am léger avantage par rapport ak effectif am par rapport ak CVM par rapport ak bëgg-bëggam si Ligue des champions bi et que le Juventus di équipe bu mag mais daal dina métti trop match bu serré la naka doon. Manatuma noppi di ko wéy manatuma wéet te xel mi du dem ci moom 88 628 98 98 Alassane 33 841 22 33 bu dee bitim réew ponk yu ñu jukki bokk na ci assemblée ak ñaareelu acte ba mu daal di def dëggal wàllu nag commission ad hoc bi waaye itam waa ku jigi nga xam ne nag dañoo daal di nag dumoyu boobu lee ndaje fekkewuñu ko bi ci des nag mooy wàllu Covid bi vaccin yu jëkk yi tey jii lay yegg si njiitu réew mi fas yéene ko nag gàttandu ak li aju ci wàllu Covid bi wàllante gi ak nag ñi cay faatu ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay siyaar Ibra Ndiaye Pikine Garaay moo leen di nuyu. ñu ngi lay fay Ibra Ndiaye. ñoo ngi sant su borom bi tabaraka wa taala di julli ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam. di siyaar sëñ Abdou Karim Mbacke ak Cheikh Mouhamed Rafael Mbacke. di wax ne Sénégalais ñu gën a moytu. moytu moom nañ ko def feebar bii nañ ko moytu. ndax dee kat. lu tiis sa ci doomu aadama. ndax xamoo kañ la ak loo boo demee loo koy fekk kon na koy bu tëj. ñun nit ñi moytu lu ñu mën a mooy seen kéem lay kattan amaa nag jàpp ki nga xam ne bii ñu ngi koy wër lenn ci ay nit di leen jàpp man jàpp naa ne ki ñu war a jàpp dëgg jàpp ñu ki nga xam ne bii tey tudd na yéen ak i waajur wax ci teg wax ju ñaaw muy Moustapha Diakhaté tey kooku lañ war a jàpp tey maa ngi interpellé état Sénégal nañu arrêté Moustapha Diakhaté li mu wax yonent bi ñaaw na sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. ñu daal di jël keneen loolu nag du thème bi tey laata ñuy daal di yàq jotaay bi 88 628 98 98 ñaari ponk wàllu assemblée levée immunité parlementaire bi Covid bi allo. Adama na nga def. maa ngi fi. maa ngi lay siyaare bu baax man moo defa doy la. waaw ñu ngi lay nuyu maam moo. di siyaare bu baax sama ñekk saa si foofu di ñaan gudd fan ak wér ak xéwal ak ndam yu yaatu. bu loolu jàllee nag feebar bi moom comme ni ma ko daan waxee rek ñu continuer ci ñaan yi ak sarax yi. ak digle kër docteur yi te jàngoro ji moom di yàlla mi ngi fi malgré am na dëkk yoo xam ne seen i cas wàññi ko no mais am na yoo xam ne seen i cas dafa yokk kon nañ gën a góorgóorlu ci masque yi rek ak digle docteur yi ak li nga xam ne si moom lu ñaan yi kilifa diine yi santaane yëpp buñ ko boolee rek suñu borom danañu dimbali réewum Sénégal moom dana ci mën a mucc vaccin yi gannaaw mi ngi ñëw na ko nit ñi déglu état bi nuñ ko tëral la ñu programmé ko noonu te xam ne amul benn wàññan bu ci nekk bu doon lépp lu lore ngi ci duñ ko fi indi duñ ci ñàkk ay milliards pour jënd ko tubaab moom lu mu la jaay rek lu baax la bu doon loo xam ne si lu arrangé wul la dañ ñu koy may ba pare boole ci lu neexal mais comme 2 milliards la président génne joxe ko pour vaccin yi ñëw nuñ ko programme pour ñàkk nit ñi ñàkk ci xam ne seen kaaraange la parce que kat ku wérul du too mën a dem du too mën a dikk te loolu jàlle loolu Ibou Ndiaye Pikine waxit wax dëgg yàlla dama koy feddali Moustapha Diakhaté loolu wax ju rafetul la yonente bi du ko ñuy parparloo wala ku ñuy dendandoo
kooku war nañ koo tegaat ci yoon dugg na ci gaalu dof boo xam ne xamul fu muy teere man yërëm naa ko lool man bu ma moomoon Tuubaa ci dëkk ba dama koy génne dëkk ba sax far parce que yoon bi ku koy tegal den léeg lenn rek yow say wax jor te wax ci sa nit di feeñ na ba noppi kon na góor na nit ñi jàpp seen jàmbur ci moom kooku daal sëñ dañ ko war a sanctionner 100% parce que yara di ko no dof na xamul lu muy wax merci beaucoup. ñu jàll di jël keneen ci ligne bi 88 628 98 98 Alsane beneen auditeur allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi. Oustaz Adama. man la Chérif. Chérif ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal. aar Amérique aar adduna bi yëpp. Oustaz Adama. waaw. nañu am espoir ci suñu magistrature. parce que suñu magistrature. ñun ñu corrompe. yi am na ñoo xam ne ñu fa des ci la trempe de feu Kéba Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm am na ñu fa des parce que am na ay magistrats yoo xam ne que duñu nangu mukk Macky Sall manipuler leen duñ ko nangu parce que gis nga enquête bi sax boo koy jàng dañ ko biaisé parce que musuma gis ci àdduna bi dans un pays démocrate soo xam ni ki witness protection moom moo koy utal boppam moo ne dama bëgg ngeen aar ma parce que dama bëgg seede ni lii ak lii moo am musuñu gis koo xam ne ki dañ la ne kaay nga seede rek ñuy dem di la garder di la forcer pour nga wax musul am même dans les cas de meurtre laa lay wax nii kenn du la garde à vue dañ lay bàyyi nga dem dañu am ay évidence yu leer pour soog la jàpp donc déjà procédure bi dañ ko biaisé beneen bi may wax moom moo nekk nii jeunesse bi nañu taxaw waxuñu ñu xeex wala ñu sànni ay xeer wala ñu toj réew mi ngeen ñoo ko moom dañ ñoo ko war a sauvegarder parce que pas yi jeexal nañu de autocratie lañ ñu bëgg a jàngal seen doom yi ñooy jël seen place ak seen i jarbaat loolu bi ñu fi nekkee ba tey Sénégal avancé wul ay Moustapha Niass Mouhamed Saleh ak ñeneen Sénégal n'a pas avancé ñoo te ay milliardaire la ñu gis na Moustapha Niass tabax benn lycée au Sénégal fan la ko tabax te ñu ngi denc ay milliards ñoom Mouhamed Saleh yooyu yëpp ñu ngi denc des milliards gis na dégg Moustapha kii tabax na jàkk tabax na lii tabax na lee te ñu ngi des milliards seen doom yi lañ koy dencal ak seen sët yi ñun nañ ko lànk nañ ko bañ di ñu tëj Sonko kenn du ko tëj man maa la wax lii diñ ko tëj tey lañ ko tëj ëllëg buñ ko tëjee Sénégal fii Amérique ñun dinañ def li ñu war a def mais si même moom ci Macky Sall bu ñëwee fii dina gis lan mooy am ci gouvernement bi moom dina ko gis parce que Sonko waruñu ko tëj c'est l'avenir du Sénégal dañu nangu nag ñun. jaajëfal ko loolu lay gis-gisam ñu xaar keneen ci ligne bi jël ko 88 628 allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam waaw. tax Alama Ndiol. waaw. Alaaji Saasi de moo lay woo. Alaaji Saasi ñu ngi lay nuyu ak waa Xombal. ñu ngi lay fay bu baax di nuyu sa technicien. di siyaar soppeek am di jàmm di ñaan Sénégal jàmm. waaw. jiitu réew mi président Macky Sall. parce que njaboot gi am na ci ñoo xam ne jaaxle nañu. tiit nañu. ginnaaw yàlla. ñu ngi delloo suñu bopp ci yàlla. waaye yàlla bay sa tool. kon président Macky Sall ñu ngi koy jaay jëf lu baax di kontaan ci moom di wax li muy xaar. su ñëwee. yàlla na jur ngëneel ci réew mi. yàlla na tàggale ak jàngoro ji ci réew mi. kon kontaan nañ ci moom parce que boobu ba léegi seetaanul benn yoon. kon ñu koy wax ni ko monsieur le président. dolli loo mën a dolli rek. doyul ndax nga aar sa njaboot. kontaan nañ ci yow. Oustaz. di ñaan nag yàlla tabaaraka wa taala Mawlana. mu musal Sénégal. ci làmmiñ ñi nga xam ne duñu wax jàmm. te bëgguñu jàmm. yàlla na yàlla aar réew mi. ci borom làmmiñ ñi nga xam ne. bëgguñu jàmm. duñu wax jàmm ci réew mi. wasalaam. ñu daal di xaar keneen ba tey ci ligne bi 88 628 98 98 jotaay yu wax sa xalaat beneen auditeur allo salaamaaleykum. allo waaw. waaw kooku Adama. waaw. waaw ñu ngi Abdoulaye Ndiaye Jëmbal. waaw ñu ngi lay nuyu Abdoulaye. ñu ngi lay jaar baax na. ok ñu ngi lay déglu. Adama man de tey damay def un peu orgame damay appuyer ñaar ñooñu wax rek si Moustapha Diakhaté li mu wax. parce que li mu wax dafa rëy trop. waaw
ñu ne amuñu ku dul yonent bi yonent bi moo nu gënal sunu ndey gënal sunuy baay gënal lu lépp waaw li ma dégg mu wax ko apostasie la def waaw lu ñaaw la def waaw maa ngi interpellé nag sëñ Muntaxa na déglu vidéo bi li war si Moustapha Diakhaté na nga def maa ngi koy ñaan loolu li wëj si lay taala waaw si mbas mi nag muy ñàkk yi ñun ñu ngi xaar ñàkk yi ñun dañoo gëm ñàkk yi ñu ngi xaar ñàkk yi waaw xëy na sax duñ bokk si le premier service waaye ñun daal pare nañu pour ñàkku waaw ñu ngi ñaan yàlla def si jàmm si mbas mi waaye Moustapha Diakhaté li mu wax ñaaw na lool naka jullit ñëpp déglu waaw naka jullit ñëpp déglu waaw xas na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw merci jërëjëf. ñu daal di jël keneen ci ligne bi 88 628 98 98 beneen auditeur allo. allo waaw. Adama. waaw. Tumbaay. waaw mii nga rek. Mbaye laay moo nekk ci buumu jokkoo bi. ñu ngi lay nuyu Mbaye. di jaar saa si mbub moomu wax na xam-xam Adama. waaw. man damay wax ne son excellence président Macky Sall Your Highness di ko wax ni jaraboot président Macky Sall comme ni ko sama maamu lëb yi di waxee. Adama gars yi doo xam finalement lu ñu bëgg président Macky Sall dafa bëgg njabootam mucc xaw ma nag ko amul njaboot mais dafa am njaboot bëgg njabootam mucc te njabootam mooy Sénégal dañ ko fal mu am ñaari casquette yu nekk ci bopp bi mu jiite Afrique Union africaine jiite Sénégal jaraboot président Macky Sall Your Highness bi ci topp mooy vaccin yi ñuy wax ni yegsi na damay préciser dara. lii kenn mayewu ko lii du don lii président da ko jënd dafa génn 2 milliards ak quelque jënd ko yi ñuy may Sénégal yooyu yegseegul pour mu leer ci nga xam ne jaxasekat yi pour ñu bañ a jaxase xelu askan bi li ñëw nag ci mbiru Sonko xaw ma patriote xaw ma poto mais Adama fii la fekk bi ñuy diaboliser Bougazelli gaynde Géejawaay mooy jàmbaar mooy gor bañ ko tuumaalee rek la joxe otoom perte salaire am député am dem jébbal boppam yoon kon ñii di wax naan dañuy xam naan président kenn du ko tëj seen xel yi la ñuy foowee président Macky Sall ne woon Ousmane Tanor Dieng rahimahullah ne woon politique train buy dem la bu fukk wàccee rek junni yéeg comme ni ko Alaaji Sall si mu waxee dañu yor seen làmmi ñu ñaaw di ko wax dana nekk ca kaw nag naan wàcc leen toj leen taal leen nañu yegg si fii président Macky Sall ñun dañ koy aar téye ci mikaayam ñun président na ko Sénégal yoo xam ne ñu faruñu ak moom dañu ànd ak moom téye ci mikaayam di jiite ngaas nag di xaar ba kenn saaga ko nañu yar seen kaddu yi nekk fa nga nekk naan waaw président dañu tëj diw dañu tëj diw du nit boo tooñee réew mi dañ lay tëj man xaw ma moo def xaw ma deful mais bu Adama bu pënd ba wëree loxo dina jëm gémmiñ te bu ànd ak tibb bi mu taxaw fii naan bu wagase def sa njombe bu newee nga naan dañ ma piégé vidéo baa ngi daw moo ko waxoon newoon naa leen fii 2024 nañ ci teey ci loxo yàlla la nekk ku nekk di mbel-mbel yi di wax dama ni coow li du fi jógee kanam la jëm ndax dañoo bëgg falu taxamuy yoon san biti réew 33 841 22 33 ci la ñu bokk ñu xaar keneen allo salaamaaleykum allo waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. sëñ Adama Ndione. waaw. sooy bu saw Pikine. waaw ñu ngi lay nuyu sax. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. waaw ñu ngi lay delloo. waaw di wax na ni waxee sago rek ba ñu waxee xool. waaw ndax réew mi ñun jàmm lañ fi bëgg. nanu bàyyi si def liggéeyam. waaye daal ay bu ko si tëjee di tëkkuwaate. nanu bàyyi tëkkuwaate yi xam ne réew mi réewum droit la réewum yoon la. nanu bàyyi bu jiis attee bu leen arrangé ñu ne jiis bi jaar na yoon. bu leen arrangé wut ñu ne dañoo corrompu justice bi. addina bi foo jëm corrompu am na fa. am na ñoo xam ne seen aqulaay taala la ñuy def ba keroog ñuy sàngoo suuf. nanu bàyyi suñu justice bi ñuy xas ak leen wax ñu ñaaw. xam nga dan naan justice bi loo àtte fii di nga ko àtte fee. nanu tamit nañ ciy boole lu waay waxi fii daa ko wax fële. nanu bàyyi juge yi ñu def seen liggéey. nga xam ne réew mi ñun jàmm lañ fi bëgg. nanu bàyyi di def liggéeyam. bu fekkee moom mi def moo def. ñu xam ñu seet dàggante am nay avocat keneen ak keneen am nay avocat bu nu fa taxee lu leer naññ lañ koy wax bu defee xëy na bu defut ñu bàyyi ko mu ñibbi moo gën yii président Macky Sall nag kenn mënu koo tukki dem fenn kon li mbay laay wax rek ñun dañoo ànd ak moom te àndantuñu woon ak moom képp koo xamante ni si bëgg a taxaw bëgg koo faagaagal di nga dal suñu kaw kon ginnaaw ñoom ñoo ci bañu dara gun ñi ànd ak suñu président fal ko ñaari mandat nanu ànd ak sago wax ak dal ndax réew mi kat ñun ñëpp ñoo bokk réew mi kenn ëppalewu fi kenn dara kenn mënu fee xoxatal nit ñun kenn mënu ñoo xoxatal kenn mënu ko xoxatal ñaan Macky Sall waaw ñu jàll di jël keneen ci ligne bi 88 628 98 98 ñu daal di àddu ci ponk wax sa xalaat yi am na keneen ci ligne bi. allo salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. waaw Adama man la Souleymane bëggoon wax ci débat bi rek. Souleymane waaw.
donc ci affaire assemblée nationale bi vraiment assemblée ils nous déçoivent quoi parce que li opposition bi wax dëgg la réquisitoire procureur bi il y a une plainte contre X. dégg nga le juge d'instruction il a mentionné X waxul X c'est Ousmane Sonko donc opposition bi am nañu droit wax ni effectivement X c'est pas Ousmane Sonko donc assemblée nationale amuñu droit modifier le réquisitoire du procureur ils n'ont pas le droit dégg nga et puis opposition bi am nañu droit aussi jël parole donc tu vois donc vraiment assemblée ñi ils nous déçoivent quoi maintenant bëggoon wax ci vaccin yi man vaccin yi bon si on fait le calcul hein, on a 2,2 milliards pour 200 000 doses, ce qui fait que le dose nous revient à 11 000 francs CFA. 11 000 francs CFA, moins 17 € la dose. Mais c'est un chiffre qui est très cher par rapport à les vaccins et les sur le marché. Parce que bon, les prix sur le marché, Pfizer, ils vendent leur dose à 12 €. Encore Moderna, c'est à 14 €. Chinois, donc c'est une dose de cher, hein, 17 €, de cher trop. Donc tu vois. Dañuy vaccin hein donc Diouf Sarr il avait tweeté là qu'on nous offrait 200 000 doses là on l'a acheté à 2,2 milliards man dal gars yi jaaxal nañ ma quoi non et cette dose chinoise elle est trop chère hein 17 € la dose c'est la dose la plus chère hein, aujourd'hui sur le marché il faut faire les calculs hein elles sont là et puis efficacité bi c'est à 79%. Donc c'est le vaccin le moins efficace aujourd'hui dans le marché. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Ça, pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est efficace ou pas. Parce que efficacité vaccin, il y a encore dans 5 à 10 ans. Mais vaccin actuellement, Covid, il n'y a même pas 1 an. Donc il faut attendre 5 à 10 ans pour avoir efficacité. Même l'OMS, wax nañu ñoom mënuñu wax ni vaccin efficace nañu ou pas. ok jërëjëf Souleymane loolu di xalaatam joxe na ko ñu xaarati keneen ci ligne bi bu ñu ko waxtu may 88 628 allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sama li ngeen def. waaw ñu ngi fi. alhamdulilah. fayal rajo bi waaw fayal sa rajo bi waaw. maa ngi wax. allo da ngay fay sa rajo bi sëñ bi. rajo bi fay ko rajo bi. waaw d'accord. waaw allez-y. waaw mënuñu di wax du déglu suñu bopp booba déggante bi du neex bu fekkee mën na dellu si joxe xalaatam wala bu amee ko wuti ñu jël ko allo. allo salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa. kilifa gi maa ngi ziar de maa ngi wootee Ndar. waaw ñu ngi lay nuyu ak waa Ndar. waaw maa ngi tudd Tidiane Ba Amadou Tidiane Ba. Tidiane Ba waaw. man daal si affaire Sonko bi laay wax. dama bëgg gars yi Sénégal ñu ànd ak dal. Sénégalais yi nañu ànd ak dal. problème Sonko pour Sénégal pour Sénégal yëpp la. Sénégal bi ñu ñoo ko moom nañu ànd ak dal. te maa ngi woo kilifa diine yi. surtout suñu sëriñ. Thierno Bachir Tall. du woo sëriñ Babacar Sy. du woo sëriñ xalifa général des Mourides. nañ ci wax ndëftee di ànd ak dal. te li may ñaan yàlla gars yi nañu ànd ak dal. problème bi xëy na Sonko. fu mu dem moo nekk loolu yëre place am il faut ñu wante dëgg Sonko dafa nëbb njabootam nëbb waa ay soxnaam xam nga yoo xam ne c'est vie privée mais problème bu amee nañu ànd ak dal na bañ a far mais problème bi fi ñu toll nii moom ci loxo yoon ba assemblée nag maa ngi woo Moustapha Niass na xool diggante ak yàlla nag instant bi na xool nañu roy si suñu papa Kéba Mbaye l'histoire de Thiandra Imam Abdou Aziz Dabakh daan wax ci Sénégal ñu nekk assemblée li ñuy voté nañu xam li ñuy voté ëllëg dañ ko voté ñu yomal xiyaamati te Moustapha Niasse instant bi nii nga xam ne dundu ak fu mu toll nii diggante dund ak dee boo ko desee na xool diggante ba yàlla mu xool li ñuy voté nga xam ànd na dëgg ma àndul ak dëgg dañuy roy ci Kéba Mbaye man dama naw doomu Kéba Mbaye yi ndax seen pap lu jaloor bu fi bàyyi en 93 dañuy roy ci loolu Sénégal kenn du ko yàq Macky Sall ñu ko fal 2012 man ci laa bokk man Tidiane Ba maa ngi dëkk Saint-Louis laqatuuma nëbbatuuma bu ñu fooyee réew mi dañu ànd ak dal suñu ay doom suñu ay pap dafa am lu ñu fi liggéey nguur jaru yenn yi nañu wax dëgg te yàlla rek a tax dañu ànd ak dal te dañu jàpp ñu ay xaal plan lañu ay
nañ Sénégal bu toll nii. jërëjëf sëñ bi jërëjëf waaw loolu laay ñaan. mu ñu daal di ko fi yemale waxtu wi dab nañu xam naa xibaaru guddi gi ñu gën koo yaatal jéggalu ci ñi desoon ci ligne bi ci kanam tuuti 18h seen édition ci kàllaamay tubaab ak Aïssatou Gueye Ba 18h lay doon jaajëfal bu baax Alassane Wade moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc bi tii ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak man ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen. xibaar yi Adama Ndione